jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci Senejet seen émission grand public tey ñuy dalal docteur Pape Ibra Diop xam naa nag bu nuyoo présenté wu pour ñi ko xamul gën ko mën a xam ci domaine bi nga xam ne mu ngi ciy yëngatu waaye ci wàllu politique da ciy yëngatu ndax moo jiite mouvement bi nga xam ne moom mooy ànd suqali Mbacké nekkoon tamit ci élection locale yi ci coalition bi nga xam ne moom mooy ànd nawle àndoon kook Ibrahima Ibou Cissé loolu tamit dinañ ci ñëw ak moom docteur ginnaaw bu ñu la nuyoo dañ lay bàyyi nga nuyoo ak suñu ay internautes gën a présenté woot ñu gën a mën a xam kan mooy Ibra Diop. salaamaaleykum waa docteur Seydina Aline maa ngi leen nuyu. di ko yow Thier. ak di nuyu waa Senejet yëpp. di nuyu Pape Cheikh Fall suñu grand. waaye di nuyu waa Mbacké Bawol yëpp. di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu suñu xalifa. di suñu wasila ci lépp ci sëñ Touba. muy sëñ Mountakha. yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér ay cëram. waaye di ñaanal kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoo nekk diggante Touba Mbacké ak ci Sénégal gi yëpp. ci bépp boor bu ñu nekk. jàmm sax fi faw comme nawet bii ni ñu ko amee mu ànd ak jàmm. luy defar il faut muy yàq mais nañ ñaan muy gën a naat Sénégal gën a naat gën a jëm ci kanam waaw maa ngi beral nuyoo nag waa Mbacké Bawol waaye njëkkee ci ginnaaw raay Mbacké dimb nga xam ne fa lañ dëkk fa lañ cosaanoo fa lañ màggee lépp lu ñu am fii moo ñu ko may donc ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp waa di féliciter ñi nga xam ne ñoo fi am ndam ci li fi jaar muy élection maire avec le maire actuel Gallo Ba ak l'honorable député c'est Abdou Mbacké Ndaw ak ñi nga xam ne ñoo gën Touba di nuyu aussi ñi nga xam ne jaar nañ fi doon def élection perte di leen masawu coono da xam ne ñiy wut ñooy ñàkk beneen yoon bu ñëwee peut-être yàlla dana leen defal ndam bu seen projet dëppoo li nga xam ne moom la Mbacké bëgg moom la Sénégal bëgg te yàlla dogal ko waaw ñu ngi nuyu ñeen ñëpp di ziar yéen ñëpp nag ci émission bi ñu dalal présentation boo ñu doon gën a waxal Ibra Diop waaw dañ si delluwaat di ci sawar di ko wax def nañ fi ay émission yu bari wax suñu bopp wax sa bopp day jafe mais comme nit nag bu ñu laajee nga présenté sa bopp il faut nga wax waaw docteur Pape Ibra Diop fii la jógee Mbacké gii fii la jàngee defee fi école primaire mën naa sax jàngee fi alxuraan ak arabe si Europe école Sëñ Bass fii ci Mbusoobe jógee fa dugg école 2 jàngee fa école 2 fa lañ jàngee ba am fa entrée en sixième c'était 89 lañ fa am entrée en sixième dem collège CM Gaïndé Fatma benn collège moo fi amoon année yooyu def fa am fa BFM en 93 jógee fa dem lycée Limamoulaye foofu laa defee parce que série scientifique la doon def et ñun ñëpp xam nañu temps yu dem Diourbel dafa metti am facilité sax ay nit ñu la héberger Dakar moo gënoon yomb nga dem Diourbel donc finalement ñu orienté ma Dakar ma dem Limamoulaye nekk suma kër benn oncle foofu Thiaroye di fa jàngee ba foofu laa amee bac on fait un bac S2 jógee fa un bac S2 dem université def physique chimie faculté des sciences def fa 2 ans troisième année bi ma def licence mais bi may def licence boobu fekk na ma am inscription ma dem France c'était en 2001 foofu laa fa commencé boo fa defee 2001 def une licence parce que boo demee souvent dañu lay reprendre licence boo demee en France ma defaat une licence de chimie à Nancy benn université defaat fa licence léegi ma fa defee licence chimie la woon xam nga chimie des fois dafa xaw a yaatu dafa am ñaari boor am na si ñoo xam ne dañuy def chimie organique ñi def chimie minérale ak ñi def matériaux léegi bu ñuy defee chimie générale ba pare ma ne lan moo gën a dëppoog man li ma gën a bëgg ci laa dem ci les matériaux moom la ñuy wax la science des matériaux ci laa spécialisé dem ko def ko master de recherche def ci thèse en doctorat dans la métallurgie di dem liggéey ci nga xam ne pièces yi nga xam ne moom la ñuy garnir centrale nucléaire yi amaguñ ko Sénégal mais am na ci àdduna bi yëpp centrale nucléaire dafa nekk loo xam ne dafa sensible boo koy construire matériau bu nekk war nga ko caractériser xam yan risque la am su pété ban accidentogène yi yan lay indi ci dëkk bi ñu ko def parce que bu amee fissure wala mu am craquage wala leneen wala fatigue des matériaux mën na indi dégâts yu ngande donc ñun suñu rôle ak ci thèse bi ñu ci def mooy jël fi nga xam ne fa la ñuy defee cible bi la cible moom mooy booy ñëw di accélérer ay particules nga fekk ko fa bombarder leen pour am une fissuration après mën a créer de l'énergie donc foofu nag matériaux boobu bu ñu ko bombardé mën na am ay dégâts ñun ñu war ko caractériser wax que choc yooyu bu amee ak bu ñu koy refroidir ci biir ak ay matériaux métaux liquides lan moo ci am risque ñu def ci thèse pendant 3 ans ànd ci ak le CIA c'est le commissariat d'énergie atomique de France ak yeneen partenaire mu nekk Framatome Framatome ak EDF ñooy liggéey ci domaine boobu léegi ñu liggéey ci ay at
nag def ci thèse bu ñu defee thèse soutenir ko. après nag yàlla defal ñu benn année ñu ne dañ def postdoc xool ba xam ak jàngale maître de conf lan moo ñu gën a kii. donc booy def thèse en même temps da ngay defaale enseignement à l'université. donc man je me suis senti que j'étais plus proche dem ci le privé. parce que li ma bëggoon def ça suffisait pas nekk dans le public. donc loolu moo tax ma dugg ci privé bi dem benn entreprise bi nga xam Veolia ñëpp xam nañu ko. mais Veolia dafa yaatu man j'étais dans la branche environnement bi nga xam ne ñooy recycler mbalit mi. donc di liggéey ci seen matériaux yi nga xam ne moom la ñuy def pour mën a lakk mbalit mi mën ko am une efficience énergétique ba nga xam ne centrale yi du yàqu ma liggéey fa 1 an en tant que postdoc après ci laa dem am beneen liggéey boo xam ne moo dem ci dans le domaine de la soudure. soudure ma ñëw fa xaw ma ci dara ci soudure nag. mais nag xam naa matériaux yi bi ma egsee j'étais tellement surpris. bu ma déggee soudure ak bu ñu nekkee Sénégal bu ñu la wax damay def soudage. man ñëw ñu ne ma non soudage am na ñuy jàng ba am ingénieur am na ñoo xam ne ay technicien ma ne ah oui ma ne kon donc ça mérite de creuser. ma def fa mais comme man j'étais pris pour comme recherche et développement ci matériaux yi pour développer des nouveaux matériaux. donc mais comme c'est dans le soudage ma dem jàngiwaat benn année boo xam ne da ngay dem def wuti le diplôme d'ingénieur soudeur. ma dem defaat ko am na ñoo xam ne nee nañ certificat la mais man diplôme lañ ci tudd. te comme c'est au niveau mondial donc le diplôme donc y a un organisme boo xam ne mondial mu nekk Finlande mooy joxe diplôme boobu. nga def ko mooy ingénieur international de soudage ma def ko benn année donc mottali njàng mi pour que domaine bi ma nekk ma am ci xam-xam ba nga xam ne kenn du ma ci bett. même am nga doctorat mais lii comme beneen domaine la mën naa jàngiwaat ba niveau bi ci nit ñi am ma am ko ba nga xam ne ëllëg kenn du taxaw wax ci ma naan la li nga wax lan la comprendre ma. donc le parcours daal c'est ça après ci la ma yàlla yóbboo Colmar. mu nekk dans les 3 frontières. France Allemagne ak Suisse. nekk diggante boobu fa lay liggéey depuis 10 ans ci boîte boobu nekk fa un responsable de recherche et développement de la boîte. mais instant yi maa ngi def benn partie commerciale di ñëw Sénégal di aider les entreprises sur à la place comme ay cimenteries yi problème entretien yi am ak soudage ak affaire yooyu ñëw di leen jàppale di def formation ci entreprises yooyu. voilà. donc d'accord macha allah parcours bi am na solo lool tey defe naa nekk ñi ñuy seetaan buñ ko gisee dinañ la gën a mën a xam te it xam naa li nga wax moom du ñàkk sax nga partagé ko ak jeunes yi nga xam ne nekk nañ fi ndax expérience la boo xam ne bu ñuy soxla la mais li ma dégg nga wax yëpp dara laalewu ci ak politique lan moo la dugal ci politique. politique on va dire c'est un engagement. ñun dañoo nekkoon ci dëkk bi. social moo ñu ñoroon. le social mooy fekk nit ki mu am jafe-jafe. wala nga fekk ko xale yi war a jàng école am difficulté pour jënd ay cahier ay bic. ñu ne ñun lan lañ mën a dimbalee ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon comme ñun dund nañ difficulté yi bañ ci tollee di jàng suñu yaay dañu am difficulté pour jëndal ñu cahier wala bic ma ne le seul geste bi nga mën a def mooy école tijji nga régler ay fournitures yu doy ak ay bic jox ko xale yi. soo ko joxee parce que xale yooyu ëllëg du ñu fàtte. au moins on a fait un geste. di ko def ma gis xale yi am ñoo xam ne jàng nañ ba am bac ñoo naan ma grand maa ngi fàttaliku bi may indil cahier ma ne donc ce geste là donc ça vaut quelque chose. da nga koy def xeeb ko parce que benn nit nga ko jox ñaar mais kooku fàttaliku na ko ba ñëw nga dajanteeg ay maire ñu ne sama doom bi dafa ñëw dajanteeg ñu may laaj cahier man amul ko jëndee mu wàcc ñëw ne ma tonton Pape Diop wala Pape Diop mu ñu indaal may ñu ay cahier moom lañu wàccaale. mu nekk une fierté ma ne au moins on a fait quelque chose. ñu ne le social mën nga ko mais à l'échelle réduite lay nekk. ci benn côté rek ngay jàpp ñu nekkaat ci affaire hôpitaux yi. suñu amee ay garab indil ko jàppale ko ci centre de santé yi. suñu amee ay dons yeneen yoo xam ne ci koor geeg yooyu ñoo xam ne nit ñi dañuy jàpp ñun nañ ci def ci koor gi. jàppale nit ñi def ay ndogoog affaire yooyu. ñu dem daal di def le social. ba am nag yenn projet d'envergure yoo xam ne mën nañ ko mën a indi ci dëkk bi. on s'est vu que au niveau politique dafay heurté parce que boo ko defee dañ naan ci dafa am lu mu bëgg. ñu ne comme dañoo wax ne ñun dañoo am lu ñu bëgg nañu wane ne dañoo am lu ñu bëgg parce que loolu moo ñu permettre ñu mën a am li ñu indi ci dëkk bi. parce que engagement pour defar Mbacké ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo. ki def politique ak ki deful politique ku nekk am nga engagement boo war a def lu tax boo jógee bëgg a def dara rek ñu ne def politique ma ne comme nee nañ dañuy fay dëkkal nañ fa dëkkal suñu bopp ba nga xam ne ëllëg du am surprise nga xam ne même bu ñu defee leneen loo xam ne moo leen surprendre dañ nit ñi ñëw nañ ci politique lañ leen wooye mais indi nañ leneen lu bees loo xam ne bokkul ak li nit ñi defee politique. donc moo ne engagement ñii wax ma Pape Sow ak suma xarit yi toog nga xam ne ñoom bu lépp di dox ñoom la nga gis leen muy docteur tonton Fallou Sarr ñoom Khadim Sow le coordinateur Pape Ibrahima Cissé di nuyu ñoom ñëpp Pape Sow Yara ñu may sa sele ak suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom kenn demul bàyyi leen jàpp ci na ma nag Pape comme la ñu war a def nañ yaatal liggéey mu yaatu ci Mbacké jëpp ma ne nu ñu ko yaatale mu ne nañ dugg ci seen politique vulgariser li nga xam ne moom la ñuy def parce que le politique fekk waxoo seen Mbacké wala nga wax ci dëkk bi yaatal li ngay def nit ñi duñ ko yaatal mais bu ñu gisee nga am action boobu rek dañ naan kii nañ ko déglu loolu moo ñu tax dugg ci politique mais citoyenne changer li fi nekk dox ba nga xam ne Mbacké li mu bëgg dana ko am li dëkk yi am dana ko am parce que ay doom ñoo ko jox
donc loolu mooy suñu engagement politique. dugg bi tamit est-ce que nekkul faux pas ndax dafa mel ne da ngeen a dugg taxawal seen mouvement bu tudd ànd suqali Mbàkke bi ngeen ko taxawalet ndax ni ngeen ko war a lancer defee ngeen ko noonu ba nga xamante si nii waa Mbàkke dinañ leen gën a xam ndax bi ngeen duggee tamit ampleur bi mu war a am dëgg desoon na donte lu am solo loolu nga doon def moom ñun teg nañ ci bët ba ci poste de santé bi yi ngi ciy def ak yëpp gis nañ ko mais dugg bi dafa mel da ngeen ko raté. waaw xam nga mouvement li nga mën mooy lancé ko. bi ñu ko lancé ñun côté bi dañ ko lancé fi ñu dëkkee. mouvement ànd suqali Mbàkke boo xoolee c'était plus concentré on va dire ci quartier yi mais am nañ ay représentants fépp. ñun néeguñoon ne dafa war a tout de suite lancé ñëpp xam ko. li ñu mënoon mooy action sociale bi ak li nga xam moo ñu tax a jóg na àgg fi mu war a àgg ci nit ñi. ñu liñ ci def it yaakaar naa fu ñu demit ñun yaakaar nañu ne sax li ñuy def amul impact mais bu ñu demee ba def politique wàcc seen bu ñu demee fenn mu ne ñi ñoo fi ñëwoon indi ñu may ñu garab. yéen ñeneen fi ma ñëwoon may ñu nangam ñu ne kii il a retenu notre nom. parce que dañuy dem fenn ci benn école jël les 10 wala les 20 élèves ci école bu nekk ñi fa gën a ñàkk doole. ñu jëndal leen fourniture complète. cahier sac ak lépp li ñu war a am jox ko te bu ñu koy tànn xamuñu ñu koy jox. dañ naan le directeur yow yaay choisir ñi nga xam ne ñoo fi gën a ñàkk doole. nga sélectionné leen ñu jëndal leen des fournitures complètes. ñooñu ngay romb ba seen yaay ne ñii ñoo ñu mayoon nangam te ñun mosuñu gis seen yaay jàkkaarloo ñu ñoom mais parce que mouvement du tur bi moo koy jox la ngay def ci solo ci ginnaaw mu am solo da nga dégg mouvement bu rëy te la muy def amul njëriñ. nga dégg mouvement boo xam ne nekkul nit ñi du wax ci parce que on n'a pas fait de publicité woowuñu ay médias benn yoon laa ko mos a woo mu ñu def ay dons de médicaments ñoom ñu woo ma ne ma lii dañ ko war a yaatal. on n'a pas fait cette communication médiatique. parce que li ñu doon def xam nañ dina am impact ci nit ko ñu koy def. donc on n'avait pas besoin de faire comment ça s'appelle une publicité médiatique pour wax ne lii la ñuy def. parce que aussi daf ci amoon benn partie boo xam ne aussi sutura la parce que ngay jox fourniture amu ko. doo ko joxee jëlee ci télé yi wala ci fépp nga wane ko dafay am lu muy nuru. donc loolu moo taxoon mouvement bi peut-être li action yi doon def comme c'était tellement social. que mënoo tout le temps di ko wane ci seen. waaw moo tax nag ma ne xaw ngeen juum ndax politique moom visibilité ak communication daf ci am solo. ngeen di def lu mel noonu. bu ngeen ko ne ngeen teg ko ci kër gi ne. quantité bii ngeen jël pour jox ko ñi nga xam ne ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw bu ngeen demee ji leen ko jox soxlawul média yi mais bu ngeen koy def média boobu ak communication bi ci war di ngeen ko laji mais lu ci am solo la ndax politique moom visibilité bi daf ci am solo. waaw am na ci solo parce que bi ñu koy lancé def mouvement ànd suqali Mbàkke c'était pas politique boobu on était toujours dans la dynamique sociale moo tax peut-être amuñu woon gis-gis boobu ñun gis-gis ñu amoon mooy impact bi na àgg ci population yi mais bu ñu demee ba am ay contraintes yoo xam ne xam nañ li ñu bëgg a def il faut nga am un pas géant politique. parce que politique dañ fa am nu ñu ko tuddee dafa am boo na politique rek ñu ne dafa salté mais ñun on pense que politique voilà c'est l'art de servir la cité nan la ñuy def ba suñu dikk bii mu changé ñun nañ ci dugg parce que am na ñoo xam ne bu ñu ci gisee gis ci Pape Diop gis ci Seydina wala ñu gis keneen dañ ne man ñeme naa dugg ci langue yi parce que ñi ma fi gis ay responsabilité da nuru na nañ bokkul ak loxo yi ma ci doon gis ñun nag nañ ci dugg sóob ci wax ci ba ñëpp xam ne politique war naa mën a changer Mbàkke donc changement boobu mooy ramener li nga xam ne Mbàkke am ñàkk na ko waxee foo xam ne aussi parce que politique mën na wax foo xam ne moom ñun bu ñu def social rek mënuñ fa àgg donc le fait que nga dugg ci politique dana la permettre nga mën a porter la voix de Mbàkke wax ba ñëpp dégg ko boo ko waxee ne ñii kat li ñuy kaasal Mbàkke am na njëriñ donc loolu bu ñu resté woon suñu mouvement rek di ko def benn échelle rek la ñu nekk réduit donc loolu pour ñu bañ ko ñu ne nag nañ lancé wu en politique bu ñu duggee politique dañ ko fésal nekkatuñ ci social dañ leen léegi on fait la politique pour nit ñi xam ko voilà dinaa ñëwaat ci mouvement bi waaye dañu demoon ci élection locale ngeen dem ci benn bannière ànd ak coalition bi nga xam ne mooy ànd nawle ki ko jiite woon di Ibou Cissé bi ngeen demeet élection yet li ngeen ci foogoon amul leen ko yow yan leçon nga tiré ci élection yi la élection yi comme ni nga ko waxee dañoo demoon ci bannière ànd nawle suqali suñu gox parce que on a fait le tour des candidats ñu waxtaan ak ñoom bu ñu demee position yi ñu gis ak ñun li nga xam ne mën nañu doon défendre instant mënuñu ko woon que lu may jàpp suñu voix dem suñu bopp au niveau de Mbacké mais élection yi ñun dañ ci jàngat pour ñun c'est une victoire parce que lañ ci doon bëgg mooy wax porter suñu voix ak ne Mbacké bu ñu ne lii am na yeneen voix yoo xam ne existe na au niveau de Mbacké te ñooñu am nañ beneen discours wala beneen programme boo xam ne mën nañ ko représenter les Mbackois donc jàngat googu ak dugg ci quartier yi ba xam quartier Mbacké nu mu structuré ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau de Mbacké donc pour man on a appris et c'est une victoire parce que un mouvement dem élection amul benn parti politique bu mu àndal on n'a pas autant de moyens mën a def campagne pendant 15 jours amul benn jour bu ñu noppalu aller jusqu'au bout amuñu lu bari yàlla def na may nañu am benn conseil mais loolu la ñu yàlla may parce que am na ñoo xam ne def nañ ci politique 20 ans amuñu loolu wala bu ñu ko amee tamit nañ ko amee yombul mais ñun yàlla def nañu benn yoon la ñu doog a dem élection yàlla may ñu loolu te aussi comme on a l'élection c'est un processus ñun le processus am na lu ñu ci raw
mooy les inscriptions identifier suñu ay militants dem inscrire leen xam ne am na ay cartes ñi nga xam ne am nañ carte non votant on n'a pas fait ce processus bi ñu dugg fekk na processus presque était mûri loolu c'est jaana def nañ fii benn caravane boo xam ne à la fin des campagnes bi ñëpp dañuy yaakaaroon ni monde bi ñu am ñëpp dañuy voter et on s'est rendu compte que la majeure partie seen carte d'identité amuñu ko wala carte d'identité ci ginnaaw non votant la donc on a raté une partie du processus parce que ak ni ñu juddoo ak ni ñu nekkee di def politique bokkuñu ak les autres politiciens qui sont aguerris ñoo xam ne xam nañ terrain bi mais nag on a appris et c'est l'avantage parce que boo duggee ci dara boo ci jàngu rek xamal te perte nga ñun on a beaucoup appris voilà et vraiment c'est une victoire pour ñun élection yooyu ñu dem waaw li nga wax day lu am solo la te bëriwut politiciens yoo xam ne tamit dañ koy nangu mais nekk na jàngat boo xam ne bu am solo la parce que dina leen servir leçon dans l'avenir ndax suba ci élection locale amaatoon pare ngeen pour bokk ci yow élection locale moom comme Mbacké ñun dañoo wax ne suñu engagement c'est local si lépp lu local woote dañ ciy bokk dañ ne Mbacké moo ñu ñor comme Mbacké moo ñu ñor dañ ciy dem tout le temps nekk dem toujours comme li ñuy wax ñun on est des benn mouvement de consensus toujours dañuy waxtaan ak ñëpp suñu waxtaanee ba gis koo xam ne comme ni ñu def parce que Mbacké soxlawul 20 candidats soxlawul 13 parce que man du forcément dama war a nekk maire moo ma intéressé dama ne conseil municipal bi yor Mbacké na mën a doxal Mbacké jëm ci kanam donc bu ñu ñëwaatee dañ dugaat xamuñ ne lu ñu ci dugg est-ce que dañuy dem ñun ànd ak suñu bopp dem comme bu ñu waree ba gis lañ defoon aussi gisuñu koo xam ne mën nañ cee bokk moom dañuy demaat nañ demee woon mais yaakaar nañ ne Mbacké ñëpp yeewu nañ ba nga xam ne loolu dootu amati que Mbacké yaakaar naa bu ñuy demee ci élection 3-4 candidats doy na fi yoo xam ne war nañu mën a porter le projet de Mbacké nit ñi toog waxtaan waaw voilà li nga wax am na solo te it bien avant ngay dugg sax ci li nga xam ne mooy politique yaa ngi doon xool luy doxal dëkk bi nga nekk ci ndax tey pare nga pour dem jàppale ki nga xam ne mooy maire bi fi nekk di Gallo Ba bu la woowoon pour liggéey wala bokk nga am yenn projet dem waxtaan ci ak moom. waaw comme ñun Mbacké moo ñu ñor. Juste après les élections am nañ interview man ak moom si j'étais même pas parti pour mouvement bi dañu am fii associé bu ñuy wax Mbacké dimb ca kanam Mbacké ji dimb ca kanam amoon ay problème moyen ñu mandaté ma ne ma dañoo bëgg gis toutes les autorités man leen comme Gallo man maa ngi dem Dakar su ngeen bëggee mën naa koo laaj audience pour ñu waxtaan ak moom ci Mbacké dimb ci kanam il m'a reçu ñu waxtaan ci Mbacké dimb ci kanam on a parlé d'autres projets du jumelage et tout avec yeneen dëkk yi mais comme instant bi conseil municipal pour man amagul assise bu toog wala structure bu toog correctement ñu commencé liggéey boo fi commencé initier dara xam nga tubaab moom lu ñor rek la xam boo ne ko damay dem dama ñu am nangam nga ñëw nga naan ko non tooguñoo pareeguñoo dinaan non vous êtes ça xamuñu loolu parce que man pour man ci conseil municipal la bokk gisaguma lu ñu convoqué loo xam ne permettre na day doxal Mbacké donc bëgg nañ ko jàppale mais c'est moom moo ko war a dox man à mon avis humble comment ça s'appelle conseil bi may joxe Gallo c'est un maire il a été élu par les Mbackois bu ñu ko voté mu am 13 candidats au niveau de Mbacké man suma impression ak li ma doon xaar ci moom en tant qu'un rassembleur c'est de lendemain woo tout le monde ne leen je vous tends la main parce que Mbacké ñoo ko bokk man kese mënu ma ko defal kërëng naa wax bañ jox ma ko mais je te jure que xam naa ne Mbacké man kese mënu ma ko defal j'ai besoin de vous tous les forces vives de Mbacké ñoo leen ñu ànd construire un projet commun pour Mbacké amatuma parti amatuma dara xam nga lan moo ñor instant bi Mbacké moo ñor te gis naa ne yéen ñii ñëpp jugoon di porter ce projet am ngeen lu ngeen man kaa leen ñu ànd ko defar dëkk bi man pour man am na benn raté foofu peut-être que il peut toujours se rattraper parce que Mbacké dafa laaj assise Mbacké dafa laaj ñu def les assises de Mbacké wax jàngoroy Mbacké ñëpp toog bokk bu ñu ko jàngoree pare ñu ne nan la ñuy defee solution wax naa ko sax na ko il faut parler des 48 heures de Mbacké 48 heures un marathon toog wax les projets def des pôles nit ñi waxtaan ci pôles yi nit ñi porte projet yi ñu génn projet yi nga xam ne mën nañ ko financer ak yi nga xam ne mënuñ ko financer ñu xool nañu dem ba wuti ay xaalis pour financer projet yi une seule personne ou bien un conseil municipal mënul defar Mbacké c'est toutes les forces vives de Mbacké ñoom ñu war a impliquer et c'est le maire de faire ça donner cette impulsion c'est tant que moom joxewu ko nit ñi dañu toog di xaar parce que les gens ne peuvent pas avancer et devancer le maire c'est à lui d'impulser cette dynamique ñun ñu mën a topp ci ginnaawam ànd ci dox ak moom parce que Mbacké moo ñu ñor amuñu problème partisan parce que boo xoolee mouvement lañu bokk léegi amaguñu parti politique ñun bokkuñu ci parti dañu dem rek pour jàpp pour Mbacké dem ci kanam lu kooku foo ko woo loo xam day defar Mbacké mënu lu may ànd ci mais nag implication da ci am solo waxtaanee ko ñu pàccoo ko ñëpp xam ne Mbacké am na jàngoro ñu ne jàngoro bii ne lañ koy faajal bu luñ ci mënul ñu xam ne communiqué nañ ba Mbacké yëpp xam ko ñu ne étape bi lañ bëgg a njëkkee suñ paree étape bi dañuy dem ci lay te étape bu ñu ci teg ñu àndandoo defaroo ko ñun waa Mbacké yëpp quoi voilà d'accord ñu jógee tamit ci élection législative ci dernier virage bi ñu gis la nga jàppale ñi nga xam ne ñooy opposition bi di coalition intercoalition Yewwi ak Wallu jege woon lool Abdou Mbacké Ndao loolu moom lu ko waral dama xam nga comme li nga wax noonu rek mooy élection comme ñun élection législative dañu gis
bis yi bëri woon ay liste bee baaxul li deful ñu toog ne ñun daal am na yoo xam ne xajuñ ci. li ñuy def mooy nekk temps d'observation bi ñu mës a am ñu am ko. bi élection yi desee quelques jours Abdou. en personne. wooñu woo Pape Sow. ak Mor Sow mi nga xam ne moom lañ dëkkal fii. nga xam ne lépp la ci ñun. Mor yàlla defoon mu nekk foo xam ne fu metti la. yàlla def ko génne ko fa. ba mu génnee mu ne ma Pape yow Pape Sow mii ñu ci benn koñ lañ dëkk. est-ce que koñ bi war na am ay clan de leader wala ñun bokku jëmukaay ma ne ko loolu de boo ko waxee dëgg la. ci fa mu nekkoon ci prison lay woo daam ak ñëpp ak ñoom Pape Sow ne ko dama bëgg suñu paree ñun ak Pape Diop ñu toog waxtaan ñu nekk benn. xam ne suñu koñ bi ñoo ko mën a doxal. on n'a pas besoin de division parce que kii jàppale Mor Sow ak kii jàppale Pape Diop benn mbokk bi la. nan lay mën a tànnee Pape Sow Mor Sow bàyyi Pape Diop wala bàyyi Pape Sow. nan lay mën a jàppee man bàyyi kële mu ne ma nag li may ñaan mooy ñu nekk benn. bi mu ko defee dox bi mu ko doxee Abdou Mbacké Ndaw bàyyi yitteem. ne damaa bëgg ngeen jàppale ma. ñëw fii toog fi ñoom Pape Sow bi ma waxee ma ne ko man du man maay décider. ñun équipe lañu am mu ngi Mbacké soo ñëwee da ngeen fa fekk muy Pape Sow ak ña fa nekk. ak suñu jigéen ñi ngeen waxtaan ak ñoom. bu ñëwee mu waxtaan ak ñoom ci ay kàddu tegal leen lu leer ñoom aussi ñu tegal ko leer nañ ko ñun soxlawuñu sa dara buñ ci duggee pour jàpp gis nañ ne bàyyi nga sa yitte yëpp ñëw na Mbacké moo la ñor malgré nekkul nga fi maire bañ lay combattre ci côté maire yi boobu mais gis nañ ne jugaat nga am beneen engagement. parce que Abdou jàpp naa ne ak voix am ça porte haute parce que mën na wax. te pour mën un député xam lañ ci xaar. mooy porte la voix des Mbackois. nga xam Mbacké xam seen i jafe-jafe xam fañ koy waxee nga waxee ko. on n'a pas besoin d'un député timide on a besoin d'un député qui est fort. ki xam ne am na leen lu mu teewoon xam na Mbacké su demee foofu dana fa mën a toogal Mbacké. wax ak moom bi mu ñuy wax ñu son projet ma ne ko man gisuma keneen ku ñëw wax ak ñun te yow li ñu waxal doy nañu. doy gi ñu doy dañ la jàppale pour que nga mën a accéder ci député boobu wax ko nag lu leer ne ko député bi nag waa Mbacké ñoo la koy jox suñu la ko joxee bu ko delloo keneen waa Mbacké ci coalition bu ñu ko joxee fexeel ba garder ko ci coalition boobu. mu ne Pape li may rëccu li ma romb laay rëccu mais li ci sama kanam amatuma lu ma ci dal lu mel noonu. ñu nit aussi bi ñu ko waxee loolu ñu gëm ko. ma ñëw le 24 egsi ñëw toog fii le 24 bi ma ñëwee egsi doxantu génn ci mbedd mi toog ak Mor Sow fële ci suñu mbedd fi ñu toog noonu jàgg ba lañ koy tuddee. añ ba toog noonu añ sax jotagul ñu waxtaan Mor Abdou Mbacké woo ko Abdou ne ko Pape mu ngi nii toog Abdou dafa bàyyi campagne am. c'était 13h campagne am la dagg ñëw ñu ne ko maa ngi ñëw ne ko bu mu bougé ñëw fekk fee ñu toog waxtaan ci projet bi li ñu doon wax añandoo fa. doomadaa bu neex sax ñu di sant Mor Sow bu ñu paree ñu julli fa tàkkusaan waxtaan ci projet yëpp lu bëri man umpale woon naa ko ci Abdou parce que musuñu toog. lu bëri mu wax ko fa bi waxee ma ne ko nag li ñu la waxoon. ñu ngi ci ba léegi dana nga xam bu élection yi ñëwee dañ la ko wan ci liñ man jàppale ko ne ko laaju la benn moyen suñu moyen dañ ko ci def lañ am. lañ dem nañ élection xam nañ comment structurer maintenant bu jotee lan la ñuy demee. même des jeunes nous demandé nañu Pape ak yéen Pape Sow fu ngeen jaar parce que gisuñu leen ci Facebook ñu ne ko ñun on a changé de mode de communication. parce que les réseaux sociaux. on s'est rendu compte que c'est pas là-bas où ça se passe c'est sur le terrain. te nit ñi bu ñu xamee fi nga jëm doo àgg. parce que am na ñu bëri xamuñu woon fu ñu lu ñu doon def. le jour du vote lañ xam ñun lañ doon liggéey pour élection yi. donc pour dire que. engagement bi ak jàppale Abdou loolu moo ko indi. parce que dafa déplacé bàyyi cëram ñëw wan ñu ne man maa leen gën a oyof te bëgg naa ngeen jàppale ma mënuñu am nag benn candidat bu nekk fii ci Mbacké bokk ci Mbacké jaar ci Mbacké xam jafe-jafe Mbacké même bu fi nekkoon maire te jafe-jafe yooyu ñu ko doon xasee gis nañ ne commencé na am Mbacké te saafaragul donc ñun ba ma jàpp ne Mbacké ci boobu moo amut moyens yi mu war a am pour defaru même boo fi tegoon maire bi nga xam ne moo gën ci maire te ñun jàppaluñu waa Mbacké du dem donc ma xaw a sant ne ñu ngi ko doon xas mais yaakaar naa ñun ñu aussi bu ñu joxoon maire bi sax 6 mois ñëpp ñuy saaga parce que jafe-jafe Mbacké ci boobu moo tar ba nga xam ne kuñ ko mën na jox instant bi da nga nekk ci jafe-jafe donc ma ne kii nag yow lan mooy saafara jafe-jafe Mbacké. jafe-jafe Mbacké moom la ma wax ne benn nit bul toog ne man maa ko def mën a defar wool Mbacké def assise convier tout le monde la presse et tout le monde ne leen Mbacké jàngoro ma ngi nii il y a 48 heures de marathon de Mbacké on s'assoit tous on discute des problèmes de Mbacké on fait des pôle développement pôle environnement pôle assainissement pôle nangam pôle de emploi ku nekk wax. bu ñu waxee ci domaine bu nekk ñu tënk lañ fa génn ne jafe-jafe Mbacké ci domaine emploi lii la formation professionnelle lii la njàng mi li mooy problème Mbacké aménagement du territoire Mbacké li mooy problème. politique sax ñu wax Mbacké lu tax politique mu dee. lan moo tax ñu dee ñu waxtaanee ko. synthétiser ko. bu ñu paree nag synthétiser ne les assises de Mbacké mu ngi nii. kan moo mën a signer charte bi ci ñun leaders yi ak ñi dëkk Mbacké ñëpp ñoo accepté ci li ñu génne ci conclusion yooyu. def ko mais impliqué ci Mbacké waaye yëpp
bu ñu ko defoon Mbàkke yaakaar naa dañ xam jàngoroom jéemoon nag ay médicaments yu ñu ko saafara. d'accord ànd bi nga àndoon nag Abdou Mbacké Ndao ak ñoom Mor Sow ci élection législative yi ànd buy wéy la wala élection yi kese ko laloon. élection yi pour l'instant élection yi moo ko lal pour Mor Sow moom dañuy ñaan àndandoo boo xam ne ànd ci koñ bi lay nekk. di liggéeyandoo. parce que suñu mag la te xam nañ li man te am na loo xam ne aussi jaar na fi loo xam ne nee naa ko say rak say doom say jarbaat dañ la ko fajal bañ xam ne am na luñ man te googu danañ ko wan ba mu xam ne ñun mën nañ ko. mais Mor Abdou Mbacké Ndao la àndal. non daf ko jàppale ci élection yi. ànd nañ. mais xam nga Abdou amul parti. waaye foo gis Mor Sow gis fa Abdou Mbacké Ndao. c'est normal parce que dañu am lu leen lié. lu yàgg. mu Abdou wax na ma ko Mor wax ma ko dana bi ñu demee élection municipale pare. dama jël lépp jox Mor adjoint maire yi ba pare jël commission yi dénk ko kooku li la defal loolu dayoo ko dara. mais Abdou am na député mu ngay dem ñun suñu koñ bi am nañ droit taxawee ni ñu war bëgg a taxawee ci koñ bi. ànd boo xam ne ni ñu àndee ñun ñoo koy xam construire ko. yéen daal di ngeen a bëgg a nangu Mor Sow ci Abdou Mbacké Ndao. non nanguwuñu ko dañuy construire l'avenir. construire l'avenir avec ñun suñu dëkk ñi suñu koñ bi waaw. ñun loolu lañu bëgg Abdou nag projet boobu. moom dañ koy def bu ko fekkee ne moom arrangé na ko moom mu dugg si parce que xam ne li ñuy teg am na fu mu jëm. Abdou na mu def moom ba am Mor mii. ñun ñi dëkk ak moom mën nañu def loolu ba nekk ak Mor. ba nangu Mor. ba nekk ak Mor. bu ñu demee tey jii suba élection locale Mor Sow dafay jàppale waat Abdou Mbacké Ndao loolu moom ñëpp xam nañ. loolu mënu koo ko xam comme élection locale amagut. lépp loo gis rek day tax xam nga Abdou élection yi xamu woon fu muy bokk keneen xamul woon fi keneen fu muy bokk. te dox nañ ba mu dugg ca wàllu ba nekk ci yeewi. ba yàlla jox ko fa député loolu nag élection yi ñëwaat 2027. kenn xamagul nu muy demee. d'accord Ibou Cissé tamit àndoon ngeen muy ànd nawle ànd boobu dafa jeex wala mu ngi woy ba léegi. ñu ngi ànd waxtaan nekk ci nawle. di ci discuter même lu ñuy wax dañu am un processus boo xam ne global. bi élection yi jeexee ñu def suñu bilan. pare ci bilan bi bi ñu ñëwee veille élection yi fii lañ toog waxtaan. suñu stratégie nii ñu toogee. ci veille bi. ma leen nag lii mooy tënk bi nii lañ bëgg a doxalee suba. ñun tam ci Pape it la ñu waxtaan si. yéen a ngi ànd ba léegi. ñu ngi ànd ba léegi léegi nii lañu raccroché woon ak moom léegi nii. ñoo ànd ci lépp di ci waxtaan. ñu ne ko dañuy dem ba màggal dañuy ñaan màggal suñu processus àgg fa. ñu décide nag nan la ñuy continuer avec le mouvement ci màggal. su ma comprendre bu baax daal Ibra Diop docteur. dafa mel ni daal yaa ngi nas loo xam ne ay leaders yoo xam ne bëgg nga daal ñu dajaloo. ànd mu nekk benn force Mbacké su ma la déggee bu baax dafa mel ne ci tànk yooyu nga nekk. waaw ci tànk yooyu parce que Mbacké loolu soxla. Mbacké dafa soxla ay nit ñu àndandoo booloo. dëgg am yaqin ne Mbacké war nañ ko mën a defar. te loolu ñun ñoo ko mën a dox ñun waa Mbacké kenn du ñëw doxal ñu ko amul kenn koo xam ne mooy jógee Dakar wala jógee Bambey wala jógee Diourbel ñoo dox. ñun suñu biir suñu gëmee ne projet Mbacké gëm nañ ko war nañu mën a ànd. parce que waxoon naa ne ci élection municipale yi yàlla def na ku nekk il faut rek nga wane sa bopp ma ne nag Mbacké jot na foo xam ne ñu àndandoo. defar ko te yaakaar naa képp kuñ ci woo waxtaan seeg yow ba li ñuy def yaakaar naa processus bi dina permettre Mbacké gisaat amaat un rayonnement national même international parce que ñu dem ci àll bi. ñu naan la sama genre yi foo dëkk ma ne la Mbacké laa dëkk parce que xam nga ñun yàlla daf ñu dimbale bawol yi complexe ñu damay nekk France ñu ne ma booy bawol bi man bu ma ñëwee fii sa Sénégal lañ naan ma bëggoo Ndakaaru man leen man guddi fu mu mën di nekk rek may ñibbi si Mbacké parce que lu laa gëm parce que ñun fii lañ am amuñ feneen fu dul Mbacké je préfère toog fii gisanteeg samay mbokk toog ak ñoom que nekk Dakar su ma fi ñëwee xam naa ne am na ñoo xam ne Sénégal lañ nekk dëkk Dakar dëkk Mbacké li may toog fii Mbacké man mi fi nekkul dëkk France maa la ko ëppale loolu bëgg Mbacké gi moo ko waral c'est-à-dire que bu ma ñëwee fii sama xol day sedd ba nga xam ne après da ngay metti parce que daan bëgg naa ko mais lu tax doxut. d'accord pour jeexal sa mouvement bii di ànd suqali Mbacké lan la pareegum pour suqale ko Mbacké ci at mi nga xam ne nekk nañ ci. waaw comme ñun ci domaine yi ñu nekkoon rek nekk. mooy l'enseignement la santé ak la formation. la formation c'est da nga koy tënk instant bi ci la nekk. yàlla dafa def bi may ci li may liggéey man xam nga ouverture d'esprit la am. dama nekk di liggéey ci li ñuy wax métallurgie ak soudage. su ma doom bi di football ak benn tubaab doomam ñu bokk équipe. club bu ñuy formé woo. U9 U10 quoi. daaw ñuy waxtaan mu ne ma Pape Ibra ñun suñu entreprise ay valises diagnostic lay def oto yi. dama ko bëgg a jaay au niveau de l'Afrique de l'Ouest te xam naa ne. avec ton ouverture d'esprit mën nga ko def. mën ko dana yéeme de parce que man oto xaw ma ci dara. il m'a fait une formation 2 jours ma jël valise yi indi ko Sénégal. les valises là dama dugg fépp ci garage yi garage Mbacké yi dama doon dugg ci garage toog ak ñoom wan leen valise yi explique leen fi Mbacké fan la war a rayonner dem. ma leen ces valises là ñun Mbacké la ñuy def Mbacké ñu xam valise yi nu muy marché ba nga xam ne waa Mbacké Touba cassette yi ñu doon jël xam nga Sénégalais bu ñuy def programmation cassette la ñuy wax quoi. pour nga xam langage mécanicien yi ak électricien yi. dama dugg ci réseau boobu bañ naan damay jël cassette bi dem versé ji ko
cassette oto yi ay ABS wala moteur beeg yooyu bu yàqoo balaa nga parce que oto yi xew léegi mécanique la tudd quoi mécanique ak électronique ñoo ànd valise yooyu boo ko amul munoo xam panne bi boo ko amul aussi munoo codé waat les voitures munoo reprogrammer oto yi ñu indi ko nag pour indil ko Mbàkke mu nekk lu bees di leen indil valise yooyu dafa leen bañ xam fa muy jógee ci usine bi ñoom ñu mën ko jëfandikoo ba nga xam ne léegi ku soxlaati ci àdduna ci Sénégal Mbàkke ngay ñëw ak Touba ñu ñëw reprogrammer ko ñu ci loolu lañ nekk dox instant bi su kooku volet boo xam ne maa ngi ci waxtaan ak ñu bari ñoo xam ne bu yaatoo Mbàkke dina dem ba nekk premier ci tout ce qui est électronique ak mécanique automobile parce que am nañ jumtukaay yi man ko amee fañ koy jëlee ci usine ba di ko indil fii bàyyi ñi nga xam ne mooy suñu mbokk yi des fois dañ daan dem États-Unis wala Canada rek jënd benn deuxième mai indil ko fi benn waaye ne ko valise bii loolu lay def xamul fonctionnalité yi mënu ko aider mënu ko defal support technique comme yàlla may nañu loolu bañ am branche boobu mën ko développer man Mbàkke laa ko yéene waaw mbégte bu yaatu lañ amoon sekk ak yow waxtaan bi waxit jàngee nañ ci lu bari xamee nañ ci lu bari de même que xam naa ñuy seetaan aussi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw ñu ngi leen di sant bu baax di sant waa Mbàkke Bawol di sant waa Senjet di leen ñaanal li ngeen di dox yàlla gën koo yaatal maa ngi wax keroog Thierno ne ko da ngeen war a am ay oto da ngeen war a am ay moyens am local parce que seen liggéey sell na te yéen a ngi wane Mbàkke waaw rafetaayu Mbàkke moom ngeen di wane ci àdduna bi di sant suñu grand Pape Cheikh Fall xam naa ne émission bi may defaat moom laa koy defal Paris damay dem mu jël ma ñu def ko man ak moom Paris mu wane ko fépp ñoo xam ne mu ngi liggéey fii mu ngi liggéey Paris tamit waaw di wax nag di tooñ waa Mbàkke rek des fois ne nañ damay dem nëbbatu yëmbal mais dem ak ñëw yàlla moo koy def dañuy ñaan di dem chaque mois ñu ñëw nekk Mbàkke nekk ko Mbàkke parce que loolu lañ ñaan parce que ñun Mbàkke lañ bëgg nañu ñaan Mbàkke ñu koy may rek parce que lii yàlla di joxe moom mooy ko yàlla mën nañoo may ay jet privé sax ñu koy indi Mbàkke buñ fanaanee fii dem fanaani Europe wala dem fanaani États-Unis parce que yàlla moo koy may nañ ñaan mu may ko waa Mbàkke te benn waa Mbàkke ba ñu inaane benn waa Mbàkke ñu ñaanal ne lépp lu am ci àdduna bi Mbàkke war nañ ko mën a am war nañoo am ay Sadio Mané war nañoo am ay ingénieur war nañoo am président man su may gis ñuy xeex li tax sax mënuguma dugg ci parti naan Sonko nangam damaa jàpp ne président Mbàkke Sénégal Mbàkke la war a jógee bi di ñëw man foofu mooy sama gis-gis man romb naa li nit ñi wax naan diw moo war a nekk damaa ne diw Mbàkke la war a jógee c'est important man foofu laa gëm Mbàkke gi dama gëm ne ñun jàpp gi ñu am ak doole gi ñu am diggante Touba ak Mbàkke président fii la war a jógee moo tax gëmaguma projet keneen yaakaar naa ne kooku di ñëw sax ñuy wax président peut-être kenn xamagu ko te mu ngi nekk peut-être que diggante Mbàkke ak Touba la war a jógee donc voilà maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm bu baax di sant nag suñu jigéen ñi di sant ñëpp waa Mbàkke Bawol yëpp waaw jërë ngeen jëf jërëjëf Pape Ibra Diop docteur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mbokk yi di sant tamit Pape Sow sama waa ji Yara ak suñu dëgg Galas ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mbokk yi ñu doon seetaan aussi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax rek Thierno Original moo nekkoon ci cadrage bi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf